bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dellu siwaat kon ci suñu jotaay al kunuzul ashara yi bu al imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani ci li nga xamante ne moom mooy ci suñu jotaay yooyu ci suñu jotaay bi weesu wala maanaam ñaari jotaay yi weesu gisoon nañ ci nusratu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ba tey ci alkanzu saani bi nga xamante ne ci lañ ne gisoon nañ ci li ci aju woon ci irada amru mashi'a xam ne mooy wane cooba rek borom subhaanahu wa ta'ala nam ak ay ndigalam li nga xamante ne moom la commandé ni commandement am lii moom la waral loolu gisoon nañ ko gisoon nañ tam li nga xamante ne moom mooy lii wër-wërloo ci yenn xeetu feeñu waaye mais bu dee borom subhaanahu wa ta'ala yenente alayhi salaam malaaka yi nit et cetera yëpp façon yooyu mooy at tajalli wa ta'addud wa tamassul wa tashakkul ak al ittihad ak al hulul ak yu mel ne ñoom yëpp gisoon nañ ko gisoon nañ tam li nga xam ne moom mooy seen différence ñoom ñi kenn ku ci nekk ak benn bu ci nekk nan la wuuteeg yeneen yi ci des ginnaaw gi gisoon nañu ne ci biir loolu ne borom subhaanahu wa ta'ala kon ci namm-namam la loolu yëpp di xewe ñu gis tamit li nga xam ne moom moo aju ci xayaatul kawni mooy adduna bi naka lay dundee dund gi muy dund existence su adduna bi ne lépp lu nekk ci adduna bi rek day dund ne ndekete dafa am ruux boo xamante ne moom moo koy dawal maanaam et que noonu lay dundee moom ci boppam kon du rek li nga xam ne mooy ñun li ñuy gis ne ay être animé lañ yooyu kese ñoom ñoo exister ñoom ñoo am dund mais ndekete yi ñuy wax sax être inanimé yi nga xam ne dañuy taxaw nii ñu nekk ay jëmm ñu leen di gis ñu leen di wax souvent jamadaat yi mooy ñu amuñu ay ruux amuñu bakkan plutôt ndekete am nañu ruux boo xamante ne moom moo leen di dawal maanaam te ñoom sax dañuy daw ci coobare borom subhaanahu wa ta'ala dafa am xeetu dund gu ci ne adduna feeñ na mais àllaxira foofu moom lay gën a feeñe ci lay gën a leere donte ci adduna lu ëpp ci nit ñi duñ ko gis duñ ko xàmmee ginnaaw ba loolu gis nañ ni adduna boobu yëpp univers boobu yëpp dafa am ci nuñ ko régir et que noonu lañ ko codifier muy charia bi et que kon loolu moom moo tax ñu gis tamit li nga xamante ne moom mooy ne charia bi borom subhaanahu wa ta'ala yabal yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy code mooy notice u adduna bi ndax comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee tey bu fekkente ne da nga am benn matériel boo am bu bees boo jënd da ngay daal di am day am benn këyit bu muy faral di àndal boo xamante ne moom mooy notice bi univers bi nag notice bi moom mooy Alquran te kon mooy Alquran ak sunna mooy sharia bi léegi ginnaaw ba gis nañu loolu tamit ñu gis ne ki nga xam ne mooy pièce centrale sharia bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te nusratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moom moo tax tamit mu bokkoon ci li nga xamante ne dañ ko waroon a gis te ràññee ko ci xàmmee ko mooy di ñëw di jàppale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mission bi nga xamante ne moom la amee ci adduna bi en tant que ki nga xamante ne moom la ñu yónni ci moom lañ jox charia bi ngir mu tëral atte yi muy leeral li nga xamante ne moom mooy xam-xam bi tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala comme li nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim li nga xamante ne mun nga leeralal mbindeef fi biralal leen fësalal leen ba mu bir leer nañ ci ñoom li nga xamante ne moom la ñu wàccee jëmee ci ñoom loolu yëpp tax kon ne Alxuraan ak sunna maanaam moom mooy jëmmi xam-xam te lépp ci biir loolu la nekk et que yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy pièce maîtresse bi moom mooy nga xamante ne ci moom la Alxuraan di feeñe waaye maanaam moom la sunna di leere sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw ba loolu yëpp indi na ko
incha allahu taala dañuy ñëw ci beneen buntu boo xamante ne bu am solo la dëgg la ne ci buntu bi nii ñu nar a gis li ci ëpp ci wala lu bëree bëri ci li aju ci buntu bi ci ay xeeti xam-xam gisoon nañ ko mais buntu bi dafa am beneen mérite bu mu am mooy dajale ak leeral mbir yoo xamante ne dëgg-dëgg dañ ko war a xàmmee ñu war koo ràññeetle et que xëy na yenn mbir yu bari bari dañ ko gisoon de manière éparpillée nii mu tasaaroo mais fii dafa ñëw dajalewaat concentré waat mbir mi te muy maratibul wujud maratib mooy martaba yi nga xam ne moom la maanaam al wujudu am gi mooy existence bi dafa am ay dimension ay niveau ay martaba ak ay hiérarchisation boo xamante ne moom la amee moom lay indi fii nii di leeral maanaam am googu loolu nag dinañ ci gis incha allahu taala ci buntu bi ndax buntu la bu ci parce que comme niñ ko gisee woon Kunûz yi li nga xamante ne moom mooy particularité am ci xam-xam mooy dafa mooy xam-xam yi nga xamante ne ngir ke nit ki maanaam sóoboom ci jëm ci boroomam subhaanahu wa taala mat vraiment sell mat dëgg-dëgg mat maanaam faaw dafa am xam-xam yoo xamante ne faaw mu dajale ko ay compréhension yoo xamante ne faaw mu am ko ay maanaam yoo xamante ne fokk mu dajale ko maanaam mu saisir ko bu baax a baax su ko defee maanaam sóoboom ci yoonu yàlla day yomb maanaam day mën na nekk loo xamante ne lu gaaw a gaaw la lu koy yombal la xam-xam yooyu nag daf cee bokk mooy xam-xam yi aju ci buntu bii ñu war a gis mooy maratibul wujud maanaam mooy existence bi yan martaba la amee maanaam yan niveau yan dimension ñoom ñoo am ci existence bi mais tamit naka lañu amee quoi maanaam processus bi naka la dinañ ci leeral incha allahu taala ay mbir yoo xamante ne yu jafe-jafe saisir la yu raar la ci mën ko saisir ci xàmmee ko ràññee ko gis ko et que adduna bi yëpp ni mu taxawee nan la taxawee yëpp xattaa ba doomu aadama nan la nekkee moom ci jëmmi boppam univers bi en soi ak leneen liy wërwërloo ci mbir yooyu et que ne lépp dafa concentré wu ci jëmmi moom aadama alayhi salaam en tant que doomu aadama maanaam en tant que maanaam nit plutôt li nga xamante ne dafa jël li nga xamante ne mooy as-suratu muhammadiyya mooy forme maanaam image maanaam jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam et que borom bi subhaanahu wa ta'ala ci boppam moom bi muy amal adduna bi muy amal univers bi daf ko amal maanaam ci image u maam Adama alayhi salaam et que maam Adama daf ko amal ci image am moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ba ak maanaam mooy xalaqallahu Adama ala suratihi nekk doomu Adama maanaam maam Adama alayhi salaam borom bi subhaanahu wa ta'ala daf kaa bind ci image am moom borom subhaanahu wa ta'ala ak wax jooju lan lay tekki maanaam ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala amul jëmm maanaam corps physique amu ko au moment où parce que loolu lépp loo xamante ne dafa am corps physique c'est parce que dafa sosu et que borom subhaanahu wa ta'ala nekkul ku sosu kon bu ñu waxee ne dafa bind moom Adama alayhi salaam ci image am kon dafa am leneen lu muy tekki te loolu tamit dinañ ko gën a leeral incha allah taala dinañu ñëw ci leeral tamit incha allah processus u adduna bi maanaam mais loolu ci jotaay yi di ñëw lay doon pas ci jotaay bii nga xamante ne ci lañ koy ubbee. maanaam processus amal adduna bi borom subhaanahu wa taala ni nga xamante ne noonu la amalee mbindeef fi ginnaaw processus yu njëkk yi ndax dafa am processus voilà donc processus existence bi daf ci am étape bi nga xamante ne ci la univers bi feeñee ci la génnee ci ñàkk am ñëw ci am loolu dafa am ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala bi mi koy amal noonu la ko amalee ak tamit relation bi nga xam ne lien bi nga xamante ne moom la ilmul huruf mooy xam-xamu xaraf yi lettres yi am relation bi ñu am ak li nga xamante ne moom mooy existence u univers bi te loolu dafa am solo parce que li tax mu am solo mooy ne ilmul huruf mooy ilmul wujudi nafsu maanaam mooy xam-xamu xaraf yi moom mooy xam-xamu univers bi existence bi en soi maanaam en soi et que dinañu am yenn volet yoo xamante ne dinañ ko ci leeral ba tax ñu peut-être que duñu am temps wu nekk fi di expliquer parce que xam-xam la boo xam ne non seulement dafa xóot dafa rëy dafa yaatu mais du jeex maanaam lu dul jeex la te comme que du jeex
peut-être que ay xeet initiation rek lay doon yoo xamante ne peut-être que ñenn ñi am nañ ci ay initiation ba pare wala yeneen mais du ñàkk ne li nga xamante ne moom lañ ciy développer dina am njariñ bu bari incha allahu taala ci mbir moomu de telle sorte que léegi bu ñu xoolee univers bi beneen bët lañ koy xoolee benn gis-gis lañ koy xoolee bu ñuy wax ne lépp mi ngi ci alquran wala lépp ci mi ngi ci xaraf yi et que xam-xamu adduna bi en réalité ñi nga xamante ne ñoom ñooy li ñuy le monde scientifique nga xam ne mathématiciens yi physiciens yi et cetera ñooñu ñëpp dafa am benn wàll goo xamante ne moom lañ leen jox ci xam-xamu univers bi ci xam-xamu adduna bi moom mooy arqam yi mooy lettres yi chiffres yi nga xamante ne mathématique lépp ça repose sur les chiffres maanaam chiffres yi nombres yi et cetera et que calcul yi nga xam ne moom la ñuy def yëpp à travers loolu la et que découverte yi ñuy def yëpp donc science bi ak technologie bi day développer wu à travers développement bi nga xamante ne moom la ñu am ci xam-xam yooyu ak niñ koy appliquer ci li nga xam ne mooy matériaux matières premières yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala moom la ñu tàggatal yooyu nag nga xamante ne moom mooy tax ñoom ñu mën a am ay xam-xam yu bari bari ci adduna bi ni mu taxawee ci univers bi ci existence bi ni mu taxawee borom subhaanahu wa taala loolu mu leen jox te moom mooy xam-xamu chiffres yi te moom la jox nit ñi de manière générale ñu bari ci ruur rawatina awaam yi mais dafa am beneen xam-xam boo xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw mooy ilmul xuruf et que borom subhaanahu wa ta'ala ci à travers ilmul xuruf boobu moom maanaam ilmul xuruf boobu moom la jox ñi nga xam ne ñoom ñooy aarif billahi maanaam te ñooñu mooy nandite yi fu borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne mooy les connaissants les véritables gnostiques mystiques ñooñu. borom subhaanahu wa taala dafa am xam-xam bu mu leen yu mu leen jagleel te loolu daf ci bokk mooy ilmul xuruf et que justement doon nañ wax ne boo leen koy fàttaliku biñ tollee ci awaalimul insaan ndax boo xoolee partie boobu xaw na nuróog bi daanaka mën nañ ne ay seex lañ ñoom ñaar mooy awaalimul insaan gisoon nañ ko ci kanzu bu njëkk bi mooy adduna yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala dëxëñ ci doomu aadama maanaam nit ku ne adduna ba dafa am ay adduna yu borom subhaanahu wa taala dëxëñ ci moom adduna yooyu nag gisoon nañ ko biñ ci tollee wala alhamdu wal minna bokk na ci yi gënoon a gudd yiñ gënoon a taxaw ci biñ koy traité mais que adduna yooyu boo leen seetloo dafa am benn adduna bu ci bokk moo tuddoon alxayal maanaam mooy janeer li nga xamante ne janeer la ak li nga xamante ne mu am ay maani yu bari yu nekk ci ginnaaw mu am ay xeetu xam-xam yu bari yu laqatu ci ginnaaw loolu noonu nga xamante ne mooy le monde imaginal et que dafa bokk ci yi laqatu ci biir mooy te dañ ko koy tudde sax mooy barzax mooy al barzax mooy lépp loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir loolu mooy barzax alxaajizu bayna shay'ayn mooy lépp loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir et que day mën a bokk en même temps ci ñaari mbir yooyu en même temps ba pare bokkul ci benn réellement loolu nag adduna boobu nga xamante ne mooy alamul barzax dafa nekk ci biir doomu aadama mais aussi xam-xam yi ci aju te mu laqatu ci yooyu loolu bokk na ci benn ci xam-xam yu mag yi nga xamante ne yooyu ñooy xam-xamu aarif billahi beneen xam-xam bi ci nekk moom mooy lu ñu tuddee ilmul xuruf mooy xam-xamu xaraf yi en réalité bu ñu jëlee ilmul xuruf ak ilmul barzax maanaam xam-xam yi wër-wërloo ci barzax ak xam-xam yi wër-wërloo ci ilmul xuruf xaqiqatan mën nañ ni xam-xam yi aju ci réalité maanaam ci xaqaa'iq yu kawe yi yu aarif billahi yi yëpp ci biir loolu lañ ko defee et que même en réalité moom mooy li nga xam ne ñoom c'est ça c'est le vocabulaire et la vie du xam-xam yi nga xamante ne xam-xam code yonent Yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yooyu nga xamante ne univers bi existence bi yëpp maanaam ñoom ñoo ko dajale ndar képp ko et que ci biir xam-xam yooyu ci la turu yàlla yi xam-xam turu yàlla yi génne et que mboolem xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci turu yàlla yi ak seeni tarakib maanaam nan la ñu tegaloontoon nu ñu teftaloowee ak benn bu ci nekk ci yan xaqaa'iq ngay dox maanaam yan réalité yan univers ngay appliqué wu ak et cetera ak yi aju ci yooyu yëpp ay xeeti xam-xam la yoo xamante ne dëgg-dëgg buñ ko xoolee
yëpp day dugg ci maanaam xam-xam boobu mooy al ulumul muhammadiyya mooy les sciences mohammediennes mooy et que dëgg-dëgg univers bi ci lañ ko tege loolu ci lañ ko tëggee et que yent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moom mooy ruuxu univers bi maanaam mooy l'esprit même de l'existence voilà sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais yooyu yëpp tamit du ñàkk mu am lu bari luñ ci jukki loo xamante ne dinañ ko ci leeral ak éléments yi nga xamante ne ñoom ñooy les éléments naturels yi nga xamante ne mooy al anasir li nga xam ne mooy al anasir ak li nga xamante ne moom mooy adduna yi nga mu anasir mooy éléments yi quoi mooy comme bu ñuy wax al anasirul arbaa par exemple ñeenti éléments yi mooy 4 éléments yi nga xamante ne nature bi existence bi yëpp et que même ci univers bi dans sa formation ni mu formé woo maanaam da ngay gis 4 éléments yooyu ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom ñoo primé ñoom ñoo ëpp doole te dañ ciy gis tàkk-tàkk dañ ciy gis ndox dañ ciy gis ngelaw dañ ciy gis suuf muy ñeent yi nga xamante ne ñoom ñooy les 4 éléments naturels yi nga xamante ne mooy al anasirul arbaa mais que 4 éléments yooyu benn bu ci nekk en réalité feeñuwaay nga ci yenn ci ay univers turu yàlla yi ak ay melom mais ay xaraf yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am et que en réalité 4 éléments yooyu nga xamante ne ñoom ñoo exister jawzahar bi nga xam ne moom lañ doon wax nga xam ne moom la ñuy wax ne moom mooy comète boobu nga xam ne moo traversé système solaire bi traversé univers bi en même temps boobu noonu tamit nga xam ne forme dragon la yor et que boobu maanaam ci ak 4 éléments yooyu ñoo ko composé loolu tamit amaan nañu ñëw ci incha allahu taala dinañu ñëw daal ci vraiment globalement li nga xamante ne moom mooy étape yi tamit ni nga xam ne noonu la existence bi amee ak tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala ni nga xamante ne lu tax tur yi toftaloo et que huwa moom moo nekk ci kaw mais après Allah moo ci tegu et que martaba yooyu yëpp dafa am ay martaba yoo xamante ne muy ay dimension yoo xamante ne benn bu ci nekk foofu la taxawee et que après tur Allah après beneen tur bi nga xam ne moom moo ñëw tegu ci mooy ar-Rahman mais lu tax ak tamit yooyu yëpp ban relation lañ am ak Alquran ak dimension yi nga xam ne ñoo nekk ci Alquran ul Karim bon Alquran de manière générale yàlla ak forme Alquran yi et que forme Alquran bu nekk dafa am forme arash boo xamante ne moom la approprié maanaam mooy ndax Alquran yi nga xamante ne buñ jëlee ñetti forme yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Alquran mooy buñ leen jëlee ci seen dimension yoo xamante ne ay feeñuwaay lañ ci feeñuwaayu Alquran yi muy Alquranul Karim Alquranul Majid ak Alquranul Azim te loolu noonu boo xoolee benn bu ci nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko affilier daf ko annexel benn maanaam daf ko askanale benn arash muy al arshul azim al arshul majid ak al arshul karim te yooyu yëpp alquran tudd na leen mais tamit alquran rek buñ ko jëlee noonu sans ñu melale ko nii ci karim nii ci majid nii ci azim loolu tamit dimension bi nga xamante ne moom moo ci nekk mais aussi arsh tamit mu mel noonu nga xamante ne moom tamit day am léeg-léeg sans mu am benn dimension boo xamante ne mooy am comme zul arsh fi alquran di waxee noonu borom arash rek noonu sans mu melale ko ci al azim wala majid wala karim loolu tamit mu nekk tam beneen mbir boo xamante ne ci bu ñuy xool kon ci dimension yooyu yëpp tey buñ ko seetloo ci mbooleem xaraf yi ci mbooleem ti kii bi alquran bi mais aussi téere yi nekk ci biir alquran seen ay dimension parce que comme que alquran mooy code bi moom mooy lépp te moom moo dajale ñaari volet yëpp maanaam moo dajale volet wu li mu nekkee alquran mais moo dajale volet li mu nekkee alfurqan parce que ñaar la yoo xamante ne bokkuñu alquran mooy ni mu nekkee benn entité kese boo xamante ne dafa intrinsèque benn kese maanaam taxaw noonu rek ni ñum ànd ak loolu bokkul ak li nga xamante ne moom mooy su fekkente ne dafa nekk al-furqaan mooy li nga xam ne dafa tasaaroo di distinguer ay réalité ay xaqaa'iq di wane lenn lu ci nekk fi mu taxawee ak ni mu taxawee ba pare mën a am non seulement maanaam différenciation voilà ak distinction yi nga xamante ne moom lay am ci lu ne ak discernement tamit mooy al-furqaan
ak tamit li nga xamante ne moom moo aju ci tiiri yi de manière générale aussi parce que ginnaaw la wax maanaam loolu am na ba tax adduna bi am na mu taxawee en tant que maanaam existence bi en tout cas en tant que Alquran mais en tant que Al-Furqan aussi loolu tamit beneen dimension la boo xamante ne ba tey bokkul te bu ñu paree ci loolu tamit ak tiiri yi nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala day tudd al kitab muy tiire en tant que Alquran mu koy tuddee kitab mais lan moom moo différencier entre kitab yi nga xamante ne ñoom ñoo am kitabun marqum kitabun mastur kitabun karim kitabul aziz ak maanaam ak yeneen yi nga xamante ne al kitabul mubin yooyu nga xam ne Alquran dina leen di tudd mais ñi nga xam ne ñoom ñooy awaam yi maanaam lu ëpp ci nit ñi bu ñu xoolee dañuy foog ne lépp même chose bi la ñuy wax alors que déedéet c'est vrai lépp dimension Alquran la mais ne waxul mais yamuñu du la même chose de maanaam dafa am ay différenciation yoo xam te ne ñoom ñoo ci nekk xataa saaru Alquran ne benn bu ci nekk feeñu waay nga ci feeñu waayu li nga xamante ne moom mooy az-zaatul aliyya mooy nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mais aussi ay alquran yi saaru alquran yi benn saaru alquran ay alquran et cetera yëpp ay dimension la ak lettre alquran benn bu ci nekk dafa am noo xamante ne noonu la taxawee ba nga xamante ne tey bu ñuy wax kon existence adduna bi et que codification bi mooy alquran ak yooyu yëpp donc dafa am ay vraiment ay xaqaa'iq ay réalités yoo xam ne yu profonde la yu xóot la yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir loolu yëpp. kon loolu moom moo tax aussi yii yëpp amaan na dinañ ci ñëw ci ay plus de précision ci ay leeral incha allahu taala ak ci yaatal parce que su nit ki comprendre loolu dina comprendre lu bëri ci adduna bi ak tamit surtout bi borom subhaanahu wa taala di amal adduna bi ni nga xamante ne noonu la dimension yi amee lan moo wutale maanaam mooy par exemple ñun fi ñu nekk mooy suuf si ak maanaam taxawaayam lan la mais aussi li nga xamante ne moom mooy yeneen parties yi ci univers bi c'est-à-dire que bu ñu ko tàmbalee ci suñu système solaire bi ak asamaan yi nan lañ tegaloowee ak tamit ginnaaw asamaan yi nan lañ tegaloowee mais suuf si tamit nan la tegaloowee comme juróom-ñaari suuf la mais aussi ni nga xamante ne moom moo aju ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan yi li nga xamante ne moom mooy al buruj li ñu naan al buruj comme naan was samaa'i zaatil buruj buruj yi nan la ñu taxawee fenn fu ci nekk ak lan moom moo tax et que buruj yooyu en réalité ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan yi lay ñu ne mais ak yeneen adduna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw te moom mooy comme lu demee nekk kursi yu muy alamul jabarut ak tamit arash muy alamul laahut maanaam ak ginnaaw gi yooyu yëpp mu am yeneeni adduna yoo xamante ne nekk na ci ginnaaw yenn kii comme jabalu qaaf jabalu saad ak nuun ak maanaam et cetera yi nga xamante ne ay univers la yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala benn bu ci nekk dafa am fu mu ko teg et que lenn lu ci ne dafa am lu mu lamboo yii yëpp nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy al-ulumul muhammadiyya en réalité mooy les sciences mohammediennes et que ba xam-xam yooyu nga xamante ne ñoom ñooy al-ulumul muhammadiyya ñi nga xamante ne maanaam dañ ci am accès maanaam dañ borom subhaanahu wa ta'aala daf leen ci ubbil dañuy nekk kon ñi nga xamante ne vraiment dinañ comprendre ay réalités yu bari ci univers bi lu tax kon adduna bi di doxee ni muy doxee lu tax bëccëg gi di nekk ni mu nekk ak guddi gi di nekkee ni mu nekkee lu tax et cetera et que selon maintenant niveau yi nit ki niveau yi mu ci am ci ay xam-xam ak accès bi mu ci am accès loolu tamit day déterminer par ci lu bari ban martaba lay nekkee ak naka la ciy taxawee parce que ki nga xamante ne moom ñëpp tolloowuñu xam bi ñu xàmmee mbir moom mais ñëpp tolloowuñ géej gi ñuy fee ci biir xaqaa'iq yooyu ci biir réalité yooyu ci niñ koy xamee niñ koy gisee niñ ci amee point de vue niñ koy gisee ak niñ koy seetloo et cetera te loolu yëpp benn bu ci nekk nag ci niveau bi nga ne ak fa nga nekk dafa am ay turu yàlla ak ay meloom yoo xam ne ñoo ciy feeñe surtout ay turu yàlla yoo xam ne dañuy feeñ mais beaucoup mais yoo xamante ne zahiru turu yàlla yi nii moom mooy 99 tur yi mais 99 yooyu dañoo am ay baatin maanaam yoo xam ne dañoo laqatu dañoo nëppatu dañoo nekk seen biir ko et cetera et que nitu yàlla bu ci nekk selon martaba bi nga xam ne moom nga toll dafa am ay tur yoo xamante ne yooyu lañ lay nandal yoo xamante ne moom lañ lay ràng mu nekk comme ça xirqa maanaam mu nekk benn parure spirituelle tunique spirituelle boo xamante ne
moom mooy tax nga mën a explorer yenn parties yi ci univers bi selon martaba niveau maanaam existence bi mais aussi à part yow maanaam ba fan la sa xam-xam yegg ba fan nga mën a gis et que par exemple tey bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari xutbu yi ñu leen di abdal yi ñoom par exemple dañu am accès ni ñu taxawee maanaam représentativité ci juróom-ñaari asamaan yi ba nga xamante ne moom moo tax ñoom dañuy xam par exemple naka la climat yi di dawee nan lay doxe et cetera et que am na ay xaqaay ay réalités ci adduna bi ak doxalinu univers bi pas ci côté wu rek ni ngelaw na tey suba day naaj ginnaaw suba comme genre météo kese déedéet mais li nga xamante ne rek moom moo ci laqatu ci ay secret borom bi subhaanahu wa taala ci ay feeñuwaayu turam ak ay melom maanaam nga gis ne yooyu yëpp ay géej la yoo xamante ne dafa xóot dafa rëy rëyaay goo xamante ne ku ci borom subhaanahu wa ta'ala ubbeel dëgg ba mu xam ko ba mu am ci accès ba xolam dugg ci géej yooyu ba mu maanaam mu koy ràññeetle addunaam yëpp mën na toog di wax ci loolu te lu mu wax dootu ci delloo te du jeex parce que adduna maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ni mu amalee mbir yi ba pare benn bu ci nekk ci niveau yi ñuy tudd yëpp dafa am ay yeneen yu mu fa teg alayhi salaatu wa salaam représentativité wu maanaam ba ci adduna bi ni mu taxawee. Planètes yi kii continent yi benn bu ci nekk ni mu taxawee yëpp ay secret borom subhaanahu wa ta'ala da cee dugg ba ci Makka fi mu nekk Kaaba gi ni mu taxawee lu tax Kaaba gi lu mu représenté lu tax mu mel noonu ak tamit yi nga xamante ne ay Kaaba lañ yu nekk ci kaw univers ci kaw asamaan bu njëkk bi juróom-ñaareelu asamaan bi et cetera muy baytul ma'mur voilà yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu kawe la yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa dëxëñ lépp ci existence bi bon peut-être que duñu ci suñu jotaay yi en tout cas ci buntu bi duñ ci taxaw ci yëpp ci yi mais du ci ñàkk lu bari luñ ci taxaw insha allahu ta'ala ak loo xamante ne dinañ ci leeral luñu suñu borom subhaanahu wa ta'ala dogal ci ñu war ko ci mën a leeral insha allahu ta'ala di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamante ne dañuy am yéene bu rafet di jëm ci moom ba pare di wax te moom rek mu tax te ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw teg seen tànk ci li nga xamante ne moom mooy alquran ak sunna ki nga xam ne moom mooy gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon al imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani fii muy wax ci wàllu maratibul wujud mooy martaba yi nga xamante ne moom la adduna bi amee maanaam mooy dimension yi mu amee ak wala boog bu ñu xoolee par rapport ak hiérarchisation bi naka la adduna bi amee maanaam ba suñ jon yàlla tey jii maanaam ak processus bi ni nga xamante ne noonu la amee ndax ku ne xam na ni borom subhaanahu wa ta'ala ci cosaan moom rek a fi nekkoon te bu ñuy wax borom subhaanahu wa ta'ala sax ñun nag duñ ne Allahu par exemple mawjud maanaam loolu erreur la maanaam ne yàlla existe na loolu erreur la ci waxin mais yàlla moom huwal wujud maanaam moom yàlla moom ci boppam mooy l'existence c'est-à-dire que donc il faut que ñu def différenciation boobu parce que ku ñu amal maanaam lu am mooy loo xamante ne existe na mooy ne maanaam c'est-à-dire que lu mu subir la déedéet non yàlla du lu mu subir maanaam moom am gi mu am du lu mu subir mais loo xamante ne la naka jekk daf fee ne maanaam ak amam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam loolu tamit dinañ ci ñëw incha allahu taala indi ci ak xeetu leeral gu ndaw a ndaw goo xamante ne xëy na du ci ñàkk parce que mënu cee ñàkk mënul ñàkk ñu taxaw ci existence borom bi subhaanahu wa taala ak amam lu ko dalee ci ajak-jak maanaam ca gannaaw mooy l'antériorité absolue wala la prééternité beneen affaire bi tamit bi nga xamante ne moom la ñu xamal moom mooy ne li nga xam ne moom mooy al waajibul wujud en réalité dafa am al waajibul wujudi li zaatihi ak al waajibul wujudi li ghayrihi loolu il faut que ñu comprendre ko mooy ki nga xamante ne bu ñu naan waajibul wujud mooy ki nga xamante ne ak amam dafa war maanaam moom mooy ne moom dafa nekk te nekkam moom ci boppam mooy nekk-nekk gi te loolu dafa war maanaam mënta loolu mënta ñàkk a nekk voilà mënta ñàkk a nekk mu am tamit ki nga xam ne mooy al waajibul wujudi mais li ghayrihi ki nga xam ne ak waram
maanaam ku njëkk ki dafa moom ak amam dafa war mais ngir jëmmi boppam c'est par essence la ak waram amee keneen taxul mu war a am ak amam kooku mooy yàlla mooy borom subhaanahu wa ta'ala dinañ ci ñëwaat mais mu am ki nga xamante ne moom al waajibul wujudi la mais li ghayrihi mooy ne kooku moom ak amam dafa war mais ngir keneen kooku la jawharatul kamal di décrire sayyidina rasulullah alayhi salatu wassalam moom ak amam dafa war mais ngir keneen maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal ci namm-nammam ci maanaam ne ginnaaw ba ni moom du woon farata ci mu amal ko mais moom borom subhaanahu wa ta'ala moo togg boppam ci da amal ko ngir ne ci amam ci la une existence mën a amee ci la univers mën a amee ci la nekk mën a amee kooku moom mooy yenent yàlla bi maanaam mooy al aqlul awwal moom la ñu al aqlul awwal mooy xel mu njëkk mi maanaam ak muy l'intellect premier voilà parce que moom dafa jël xel maanaam mooy li nga xamante ne dañ koy wax tamit al qalamul awwal wala qalamul a'la mooy xalima gu kaw gu njëkk gu kawe gi nga xamante ne moom su amutoon kon existence bi du mën a am loolu moom moo tax ñu naan ak amam dafa war mais ngir keneen ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal loolu tamit dinañ ci ñëw incha allahu taala te lu tax ñu wax la ne la moom la jawharatul kamal di décrire tamit dinañ la ko wax incha allahu taala te dinañ ko leeral kon moom su ak ci amam à travers amam dañ koy wax tamit bon ci yenn langage yi tabi'atul basita ñenn suufi ko ñu mel ni Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu Abdul Karim al-Jili et cetera radiyallahu anhum dañu koy exprimer di wax naan al tabi'atul basita maanaam mooy tabi'a mooy nature voilà mooy la nature non composée voilà mooy tabi'atul basita loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy monde scientifique bi dañ koy jéem a exprimer di ko jéem a leeral mais ñoom bu ñu koy tudd dañu maddatu sawda la ñuy wax mooy la matière noire voilà après parce que dañ jàpp ne am na quoi am na lu fi nekk quoi loo xam ne moo relier existence yëpp te lépp te fépp fu ñuy wax vide la en réalité vidul moom moo fa ne et que moom moo taxaw lépp et que lenn lu ci nekk ci moom la génne et cetera tout ça loolu dinañ ko leeral ne kooku du kenn ku du ruux yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dinañ ko leeral tamit incha allahu taala ci buñ ci yegsee mais kon mais d'abord il faut que ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy al waajibul wujudi li nafsihi wala li zaatihi ki nga xamante ne moom ak amam dafa war ngir nekk boppam te mooy borom bi subhaanahu wa taala foofu lay njëkkee maanaam ngir à partir de foofu nag maanaam mu développer li nga xamante ne moom mooy existence bi naka la amee feeñuwaay yi tajalliyaati et cetera lépp nag loo xamante ne laaj na ñu taxaw ci leeral ko dinañ ko def incha allahu taala lépp loo xamante ne même bu dee xëy na gisoon nañ ko ci yeneen chapitres yi dafa laaj ñu fàttaliwaat ko maanaam dinañ ko def même bu fekkente ne mën nañ cee bañ a taxawaay bu yàgg comme ni nga xam ne peut-être que noonu lañ ci taxawee woon bañ ca tollee mais lii yëpp maanaam par souci de gën a leeral mbir mi pour que mbir mi nekk loo xamante ne suñ ci jógee nit ku ne dina ci am maanaam gis-gis bu leer ci condition que maanaam mu bien sûr que soit maanaam mu jox ko valeur bi mu am maanaam mu jox ko valeur maanaam mu jox ko gëdd te comprendre que ni du dimension bu ndaw mais lu am solo la lu rëy la et que nit ki à travers exploration boobu noonu exploration spirituelle boobu mën na ci xotti ay martaba ay maqaama yu kawe sans te du ci daj coono gu bari parce que tout simplement martaba yi borom subhaanahu wa ta'aala ni mu tegee martaba yi dafa am nan laa ko mën a wax dafa am ay mandarga yu mu ko wutal c'est-à-dire que ba pare dafa am ay dimension yu mu ko wutal ay loo xamante ne moom la koy associer maanaam moom la koy associer voilà c'est-à-dire que
dañu nekk ci univers boo xam ne maanaam ci àdduna boo xamante ne comme tey ni nga xam ne bon gisoon nañ ko bi ñuy wax ci xilaafa bi gisoon nañ ko ci am na luñ ci jotoon a leeral ci buntu boobu mooy ne sphère la boo xamante ne maanaam wala univers la boo xamante ne tey nit ki mënta sàcc yëfi jàmbur c'est-à-dire que nit ki tey mënul dem def faux usage de faux daal di ñëw décréter wu comme étant que par exemple diplôme bi man maa ko am fekk amu ko loolu mënta nekk parce que tout simplement et que du ay fraude maanaam du par exemple foo xamante ne dañ naan bon bu dee par rapport ak appel à candidature bi diplôme bi ngay mën a déposer wala en tout cas pièces yi nga xam ne moom ngay mën a déposer faux usage de faux mënu cee am du lu mel noonu en fait du loo xam ne faux usage de faux da ci mën a am mais aussi dafa am leneen lu ci lu fi ne mooy du loo xamante ne tey par exemple ay bu doon lu ñuy naan élection la maanaam parce que effectivement borom subhaanahu wa ta'aala par élection lay def tamit maanaam lay tànnee ñi nga xamante ne ñooñu lay beral yenn yi maanaam loolu moom et que yenn maratib yenn niveau et cetera loolu par élection la effectivement maanaam élection sélection bien sûr mais du loo xamante ne tey fraude électorale da ciy mën a am loolu mënta ne donc ce qui fait que ni lenn lu ci nekk nit ki il faut mu ànd ceeg sincérité maanaam dëggu il faut mu ànd ceeg sincérité ba pare nekk koo xamante ne day maanaam borom subhanahu wa ta'ala da koy yitteel maanaam da koy ñor ci mbir yi et que mu comprendre que ni yii yëpp daf ko war a comprendre xam ko mais lii lépp daf ko war a jegeñal borom subhanahu wa ta'ala daa war a tax mu gën a bëgg borom subhanahu wa ta'ala gën a jege borom subhanahu wa ta'ala gën a xam kan mooy borom subhanahu wa ta'ala gën a xam kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu moom mooy njariñal xam-xam yi maanaam njariñ gi loolu la mais du par exemple xam naa lii rek xam naa ne et cetera tout ça loolu du njariñ gi d'ailleurs ku ci am yéene bu rafetul sax non seulement du ko mën a mémoriser du ko mën a takk réellement mais su ko takkee tamit du ko mën a développer parce que dañu nekk ci univers boo xam ne maanaam univers dans le sens cadre boo xamante ne dans le domaine de la spiritualité moom la ñuy wax il faut que nit ki moom ci boppam maanaam du dégg di mokkal kese comme ñu bari dañuy wax ne dañuy def tarbiya dañuy kii et cetera mais en réalité dañuy dajale di mokkal kese wala boog ñuy déglu kasetu jàmbur yi rek wala di lire livre jàmbur yi jàpp ne voilà accéder nañ à un certain niveau boo xamante ne de la spiritualité boo xamante ne c'est extraordinaire wala yooyu noonu déedéet affaire bi du loolu de affaire bi mooy ne dafa am maanaam yii nii maanaam waxtaan yi ñuy def nii dañ koy def justement pour ubbi buntu bi maanaam clé bi la les clés et que caabi yooyu noonu day waral nit ki par rapport ak dëggu gi mu dëggu digganteem ak boroomam sincérité gi muy àndal bëgg gi mu bëgg yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dëgg maanaam te mu nekk lu dëggu ci moom bëgg gi muy bëgg di teg tànkam ci alquran ak sunna ba pare mu sincère ci loolu noonu bëgg gi muy bëgg nit ñu baax ñi nitu yàlla yi et cetera bu nekkee ci tarixa bi mu nekk koo xamante ne day vraiment day sincère ci dëggu ak bëgg gi mu bëgg Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk ci ba pare vraiment jox ko gëdd ba pare xam gëddam xam cëram ba pare li mu ko jox te moom mooy wérde yi mu ko jox mu di ko appliquer di ko jëfe ak conditions yi mu ko joxe mu vraiment mu jox ko cawarte jox ko gëdd jox ko cër loolu noonu moo tax en fait ci tar kii bi ñu nekk nii maanaam processus bii nii day waral maanaam nit ki clé yi lay yor te clé yooyu su ko yoree bu ci àndee ak dëgg googu ak tam di bëri lu muy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàng alquran di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu bëri maanaam mu nekk li nga xamante ne daf koy tegale di ci nekk loolu daf koy indil ba nga xamante ne clé yi maanaam bu ko jotee nii parce que yii yëpp ay clé la rek affaire day développer wu ci moom c'est-à-dire que day mujj explorer univers yooyu borom subhaanahu wa ta'ala da koy ubbil buntu boobu mu nekk ci am accès carrément ci xam-xam yooyu et que mais ci anam gu jéggi dayo voilà ci anam gu jéggi dayo et que à partir de ce moment-là c'est-à-dire que donc
il faudrait pas que rek mu nekk koo xamante ne day yem ci jot naa clé bi mais non mais day am possibilité di dugg ci trésor bi maanaam ubbi trésor bi di déchiffrer voilà muy déchiffrer vraiment les codes dans l'univers les codes de l'existence voilà et que code yooyu mu gis ni nga xam ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala di feeñee ci mbir yi réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nan la feeñee ci mbir mi voilà Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu naka la feeñee ci mbir yi naka la nekkee koo xamante ne bon voilà baatin yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et cetera maanaam loolu décoder yooyu noonu décodage yooyu salaat Fatiha nan la taxawee Alquran et cetera. yooyu ay décodage la laaj déchiffrage maanaam nga déchiffrer affaire yi mais loolu nag kenn loolu suubu la laaj dafa laaj suubu et que dimension yi yëpp pour loolu la c'est dafa important pour loolu la et que bien sûr que initiation bi maanaam nit ki su fekkente ne amul benn initiation ci mbir mi dina ko jafe trop mu am effectivement xam-xam yi mu mën ci am accès loolu moom réalité la c'est-à-dire que bari na ci loo xamante ne depuis bi ñu tàmbalee Kunûz yi ba léegi bari na ci ay domaines ak ay points yoo xamante ne dugg nañ ci dëgg maanaam du loo xamante ne nit ki day xëy nii rek toog jékki-jékki daal ne am naa fatxu rek et léegi commencé naa xam affaire yi mbir mi du demee noonu maanaam dafa laaj mooy initiation bi voilà loolu la et que à travers loolu noonu léegi nag développement beeg tout ça loolu borom subhaanahu wa ta'ala li muy may di ko jagleel ku nekk la mais selon maintenant nit ki niveau bi nga xamante ne moom la ci am accès moom la ci yegg moom la ci xam niveau boobu noonu ci moom muy déterminer moom ban maqaama la ne maanaam ak fan la taxawee. voilà parce que comme li ñu wax léegi neen du foo xamante ne fraude électorale mën na cee am wala boog ay faux usage de faux loolu mënu cee am sincérité dëggu rek te suubu ci yoon bi te yàlla rek tax nga dem nga ni amuloo beneen objectif lu dul yàlla yow illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la amuloo leneen lu loo yitteel lu dul di sax ngërëmal borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy tax nga mën a am accès ci yooyu noonu et que nga am accès sax ci ki nga xamante ne moom mooy sangu-sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te képp koo xamante ne am na accès ci moom kooku léegi day daal nekk koo xamante ne dundam day nekk benn maanaam ci ayit lay ne ayit mooy feet ndaataa tëlëx ci lay ne maanaam nekk koo xamante ne daa iman addunaam day neex et que addunaam alaxiram dundam maanaam moom léegi am na accès ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy nga xam ne ku am accès ci moom am accès ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala te moom mooy nga xamante ne boo ci amee accès ci moom mboolem codification yi borom subhaanahu wa ta'ala def ci univers bi du deñ di décoder wu li mu codé crypté ko ci univers bi du deñ di décoder wu di décrypté wu ci sa xol daa iman tout le temps waaw muy décrypté wu lu tax parce que da nga am accès ci ki nga xamante ne moom mooy code bu mag bi nga xam ne moom mooy décrypté lépp mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam accès boobu nag nga am ci moom boo lay ubbil mais existence réalité univers bi yëpp moo lay ubbil maanaam xam-xam yi aju ci mbir yëpp looy gën di dëggu di gën di toroxlu di gën di am maanaam wàcc sa bopp am jikko yi nga xamante ne mooy jikko yi vraiment yi mu laaj yi nga xamante ne moom la alquran ak sunna di insister ci nit ñi muy toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala bëgg yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi bëgg alquran bëgg waa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci li nga xamante ne moom mooy jikko woo muñ di sant yàlla di gërëm borom subhanahu wa ta'ala amay kersa ci sa kanam borom subhanahu wa ta'ala waaye ci kanamu mbindeef yi am ay teggin yi nga xamante ne moom la laaj ci sa digganteeg sa borom subhanahu wa ta'ala sa digganteeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa diggante ak nitu yàlla yi sa diggante ak mindeef yi rek de manière générale maanaam nit ñi jinne yi mindeef yi malaaka yi ñëpp nga am teggin yi nga xamante ne moom la laaj seen diggante nga nekk koo xamante ne dëggu moom mooy sa sacerdoce et que dëgg moom fu mu la fekk fa la lay bàyyi te dëgg mooy li nga xamante ne moom mooy sa objectif bu mag moom nga yittewoo et que dëgg moom mooy li nga xam ne moom moo lay conditionné
c'est-à-dire que lu nekk ci dëgg moom parce que yàlla ci boppam anna allaha huwal haqqul mubin ndax yàlla moom ci boppam mooy dëgg gu fes gu wir gi et que caaxaan lu mu mënti doon fu mu mënti jóge ci ku mën a doon doo ko nangu parce que tout simplement caaxaan la pas ci ku mën a jóge ak kooku mën doon et que nga xam ne alquran bi mooy téere bi nga xamante ne kitaabun aziz la laa ya'tihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilun min hakimin hamid nga xamante ne ay ab téere la boo xamante ne mooy alkitaabul aziz maanaam ndax téere la boo xamante ne c'est inaltérable kenn mënu ko soppi et que dafa nekk téere boo xamante ne c'est inimitable kenn mënu ko toppandoo laa ya'tihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilun min hakimin hamid mu nekk loo xamante ne caaxaan du ko dikkee ci kanamam du ko dikkee ci ginnaawam déedéet et que boo bëggee nekk ki nga xamante ne yow ahlul qur'an nga parce que ñoom ñooy ahlullahi wa xaasatu ñoom ñooy nitu alqur'an yi ñoom ñooy nitu yàlla yi pire te ñooñu ñoom ñooy ñi yàlla jagoo ñoom ñooy ñi yàlla particularisé wu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu la yàlla jël taf leen ci boppam ne bu doon borom subhaanahu wa ta'ala ne am na ay njaboot ahan kay comme ni sayyidina Anas radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna lillahi fil ardi ahluuna yàlla borom buuru yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa am ci adduna bii ay ci kaw suuf si ay njaboot waa këram ñoo naan ñii ñoom ñooy ses familiers ñooñu ñooy ñan mu ne ahlul qur'an nitu alquran yi c'est-à-dire que pas nitu alquran parce que dañuy jàng alquran kese déedéet naam dañuy jàng alquran fonk ko bëgg ko takkoo ak moom waaye tamit du loolu kese de day parce que dañuy jëfe alquran di waxe alquran di doxe alquran di xoolee alquran di gisee alquran te alquran jëmmi alquran bu mag bi mooy yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que lépp moom la yooyu noonu moo lay yóbbu ci nga mën a nekk koo xam da ngay dugganteeg maanaam dugganteeg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jaxasoo ak moom et que jaxasoo boobu soo ko amee nga jaxasoo yi jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne sa lépp da nga koy inhiber da nga koy rendre inerte maanaam dootul dexati dootul demati dootul defati dootul waxati dootul jëfati et que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay remplacer loolu yëpp loolu nag nga xamante ne da ngay jeex tak ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que moom ngay jox sa lépp sa dem sa dikk sa toog sa wax sa jëf lépp loolu mooy yoon bi et que loolu sincérité boobu nga am ci loolu sincérité boobu nga ci am dëggu gi nga ciy dëggu te dara wala kenn du la jaral nga teg sa tànk ci loolu lu tollook tar fatal ay ni xefa xëppi ñàkkal adduna bi yëpp garawul ñàkkal loo mënti am yëpp garawul mais bul ñàkk mukk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mukk voilà parce que moom mooy lépp huwal kullu sallallahu alayhi wa sallam c'est la totalité totalisante le tout englobant sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci ñëw insha allah ñëwoon nañ ci sax ci bi ñu gis al itlaq wa taqyid mais liñ la bëgg a wax fii mooy ne lii nii maanaam yii mooy yi nga xamante ne ñooy principaux yi à travers loolu à travers lii nii clé yii yëpp da lay propulser à travers yii ñu wax nii clé yi nga xamante ne moom la ñuy nekk di wax depuis biñu tàmbalee ci Kunûz yi ba léegi d'ailleurs ak yeneen durusu hadith yi sax d'ailleurs ak yeneen yëpp maanaam moyen de propulsion la c'est-à-dire que da lay propulser dans des univers inaccessibles ou en tout cas insaisissables ah oui plonger ci ay voilà ci profondeur u géej gi a'maq abharil kitabi wa bahrihi voilà mooy xóotaayu géej téere yàlla bi ak voilà a'maq asraril kitabi voilà secret yi maanaam fi gën a xóot ci secret téere yàlla bi ak géejam yi nga xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem mais lépp daa tegu ci dëgg réalité yooyu noonu la boroom subhaanahu wa ta'aala di teg ci sa xol muy déchiffrer toutes les réalités de l'univers
adduna bi yëpp day mel ni benn donju kese bu borom dëgg dugal sa xol di ko tas ngay koy déchiffrer lépp lu ci nekk ci ay xeeti xam-xam lépp lu ci nekk ci ay mbir secret yi borom subhaanahu wa ta'ala di la ko wuññal voilà sa dund nekk dund gi nga xamante ne moo gën a neex ci dund yëpp parce que dara dàqul ngay dund goo xamante ne yàlla day fees dell ci sa xol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di dund ci sa xol ngay dund maanaam ngeen maanaam nga nekk di dund nga koy dund quoi loolu moom moo dàq lépp adduna dëkk looloo ci dàq mooy di dund yàlla di dund yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw comme niñ ko waxee ci Ruhul Ma'ani wa Bayan te jeexital ga baabul wusuli wa man ra'aahu fa umruhu aydun ka'idil fitri bir ramadani sallallahu alayhi wa sallam mooy buntu yegg ci yàlla baabul wusuli wa man ataahu waaye képp ku yegg si ci yenent bi de sallallahu alayhi wa sallam fa umruhu kooku dundam aydun kooku dundam yépp loolu la feet la ka iidul fitri bi ramadaan comme feetu kori bu ñu paree ramadan weeru koor boo gisee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci jawartu bi muy wax naan wa umri ilal jinaani iidu sama dund yépp ba aljanna ci àjjana ya lépp feet la xam nga ci zahir nii da ngay gis ne kii dundam neexutoon parce que bi muy wax loolu maanaam ba ca ginnaaw ga lépp résidence surveillée la ne woon ma nga woon résidence surveillée bu leen yaakaar ne da doon génn di doxantu nu mu ko neexee et que dundam de voilà opulence bi moo fi nekkoon ak yooyu déedéet mais dundam daa neexoon li tax mu neex mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi moom la moo tax dundam neex voilà ba gàllankoor giñ ko defoon ngir mu mën a siyaare yenent bi sallallahu alayhi wasallam yépp am na naam ci zahir demul waaye mu ne lakin lisaani lahu kal qalbu zawaaru waaye sama làmmiñ ak sama xol ñoom ñi ngi ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais en fait il faut que ñu comprendre que loolu mais mooy lépp existence bi parce que ñu ci maratibul wujud les dimensions de l'existence voilà différentes dimensions yi martaba yi voilà yooyu dafa concentré wu lépp ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ko leeral incha allah ci buntu bu ñuy wax ci liñ doon wax léegi lu tax Jawharatul Kamal nekk base fondement wu lépp en réalité mais Jawharatul Kamal il faut ñu comprendre que du dara lu dul en réalité Jawharatul Kamal socle la maanaam mooy base comme fondement ci Salatul Fatiha mooy tabax bi Jawharatul Kamal mooy fondement bi mooy base bi maanaam kon moom benn partie la ci lan ci Salatul Fatiha et que Salatul Fatiha mooy la réalité mohammedienne en soi haqiqat muhammadiyya et que mooy univers bi existence bi ulum yi nga xam ne ñoo ci nekk yëpp et cetera mais yaa subhaanallah en fait yal nañu yàlla may daal ñu nekk ñoo xamante ne seen dëggu gi ñuy dëggu ci dox gi ñuy dox jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala lay sincère et que mu boole ñu ci ñi nga xamante ne seen taxaw yépp ci kanamu yàlla la suñuy dox di dem ci yàlla lañ jëm suñu toogee fa yàlla lañ toog
suñu waxee moom moo tax ñuy wax suñuy déglu moom lañuy dégg suñu xoolee ci moom lañ jëm maanaam seen regard ci direction yàlla lay ne seen xalaat lépp ci yàlla lay ne et que seen mbëggeel yépp day concentré wu ci benn point mooy yàlla boroom subhaanahu wa taala et que duñ am leneen lu dul yàlla suñu amee benn objectif ci seen nekk existence yépp durant existence bi yépp adduna ak àllaxira mu nekk yàlla et que buñ amaatee beneen objectif bu tegu ci yàlla boobu mu nekk yàlla et que suñu amaatee beneen mu nekkat yàlla et que duñu tàqalikoo ak bu yàlla boroom subhaanahu wa taala voilà seeni jëf lépp yàlla lañ ko defal moom lañ ko jagleel et que amul luy feeñee ci ñoom lu dul ne ñoom seen bopp bëgg luñ ko dara lu dul ne yàlla rek a feeñal ay mbirum ci ñoom amuñu xam-xam ngir ne yàlla moom xam-xamu yàlla mooy feeñee rek ci ñoom mais pas ñoom amuñu ko duñu dugg ci dara lu dul ci li neex yàlla waaye duñu bàyyi dara lu dul ne parce que yàlla la moom moo bëgg ñu bàyyi ko voilà mais li synthétiser loolu yépp mooy jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'una yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum alquran la waxal ne soo leen bëggee yàlla rek topp leen ma man yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu boobaa yàlla dana leen sopp cofeel gu magga mbëggeel gu rëy ga te dina leen jéggal seen njuumte yi voilà et que existence bi yëpp dara nekku fi lu dul borom bi subhaanahu wa taala mooy buur yàlla ak ay feeñuwaayu turam ak ay meloom manifestation wu effet jeexitalu effet wu turam yi ak ay meloom ñoo nekk ci nekk ñoo nekk ci existence bi leneen amu fi et que loolu yëpp du dara lu dul jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwal kullu mooy lépp baatu huwal kullu sax ci boppam huwal kullu sax 92 la mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmmam ji mooy jëmm ji gën a mat ci jëmm yi mooy bi ci gën a taaru mboolem ni ñu melale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam physiquement laay wax physiquement ni ñu ko melale ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la meloon bët yi nii la meloon xar kanam gi nii la meloon nii mooy ta loxo yi nii la meloon ta maanaam mboolem noonu ñu ko melale description physique boobu loolu mooy description physique bu nit ki gën a mat selon sax nit boo taseeg moom nii rek dans la vie de tous les jours selon nit ki ni muy matalee melo yooyu noonu xattaa ci jëmmam ji bu la boroom subhaanahu wa ta'aala mayee firaasa ak sagesse mooy ngay mën di détecter di xam nit di gis ko pour une première fois xam ay jikkoom ndax yu rafet la wala yu ñaaw la soo ko gisee mu nuru ay selon benn partie ci jëmmam ji mu am lu mu ci nuróo ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ni ci loolu tax na am na ay jikko yu rafet yu mu ràngoo moom et que nu mu wuuteeg moom selon partie yooyu ci jëmmam ji lu ci ëpp ñaare c'est parce que jikko ju rafet jooju wàññeeku na ci moom ci lu tollook loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est la perfection c'est l'incarnation de la perfection en soi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'ailleurs
gisoon nañ ko bi ñuy gis ci dimanche ci at-ta'addud tamassul partie boobu tajalli yooyu noonu gisoon nañ ci bi ñuy gis mooy tabaddul mooy waliyu bi ni muy mën di soppeekoo ak di mën di différencier wu gisoon nañu benn partie bu nooko boobu buñ doon wax ci ash-shaykh sëriñ bi nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy sëriñ bi en réalité dans tout l'univers dans toute l'existence et que boroom subhaanahu wa ta'ala moom la def ci moom ne moom la wax ne ko moom la wax ne mooy royukaay bu mag bi laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana ci jëm yenent bi kese sallallahu alayhi wasallam la melo la royukaay bu mat bi bu rafet bi ne kon moom la et que vrai sëriñ nitu yàlla pire bu nemee ba mat sëriñ dëgg sëriñ bu mat maanaam non seulement yenent bi sallallahu alayhi wasallam day feeñee ci moom ci xam-xamam ci ay doxalinam ci ay jikkoom ci ay waxinam ay jëfinam mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam day feeñee ci moom xattaa ba ci jëmmam xattaa ba ci jëmmam voilà et que ku la ko gën a xam ku la ko gën a bëgg ku la ko gën a sopp ku la ko gën a jox lépp kooku daa iman moo la raw fa yàlla bilaa adna shakkin ci lu amul benn sikki sàkk lu mu ndaw amu ci kooku moo la raw koo gis mu gën laa xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam gën la xam gëddëm gën la xam cëram gën la xam màggaayam gën la xam bitéem maanaam jaar-jaaru zahiram ak baatinam gën la xam ni mu taxawee ci une existence univers bi gën la xam mooy kan sallallahu alayhi wasallam gën ni kooku jarul ngay sikki sàkk yéen ñaar kan moo féete kaw moroom mi bul ne yàlla rek a xam mën ngaa jël sa loxo dugal ko ci taal bi ne kii moom raw fa yàlla parce que baatu yàlla rek a xam gaa yi léeg-léeg dañ koy utiliser ci ay évidence loolu daa bokk ci caaxaan yi maanaam di utiliser ay yàlla rek a xam ci ay évidence c'est vrai yàlla rek a xam mais yàlla moo maanaam moom rek a xam ça veut pas dire que tey par exemple nit ki buñ ko laajee benn masala ci diine mu tontu li muy tontu ba pare daan ne yàlla rek a xam ça ne veut pas dire que ni li mu wax jubul et que xamul li mu wax déedéet maanaam ci mbir mu ne mais ça veut dire que ni sama xam-xam bi ak lu mu mënti toll du dara ci kanamu xam-xamu yàlla loolu lay tekki maanaam le minimum li mu mën a tekki mooy loolu mais ndax julli farata la wala du farata nga ni julli farata la ci ijma'ul ulama wallahu ta'ala a'lam bu julli farata la borom xam dëppoo nañ ci wallahu a'lam nga ni loolu tekkiwul ne man xaw ma ni julli farata la de tegtalewul lool de dafa fekk ne rek xam-xamu mbir yëpp dañ ko war di wëlbatikuwaat delloowaat ko ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mais awma droit wax ne julli farata la te borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne julli juróom yi farata lañ ba pare man fekk ne li ma doon wax wóoruma xaw ma ko woon ba pare mu bëgg a làqatu ci ginnaaw yàlla rek a xam loolu awma droit bi te kenn amul droit bi incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañu dellu si ci moom dinañ ñëw ci tàmbali wax ji incha allahu taala dañ doon ubbi buntu bi ngir solo gi mu am solo ak rëy gi mu rëy ak bon dimension yi ci ne quoi et que univers bi borom subhaanahu wa ta'ala daf ñu def kenn ku ci nekk ci ñun mu nekk ci benn partie maanaam ñun ñëpp benn partie lañ ci univers bi mais ñun ñëpp ñi ngi génnee ci leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi amee ci moom te borom bi noonu la ko nammee woon mu am voilà
moo tax même booy zikkar di tudd yàlla sax jàppal ni yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala mooy feeñal tuddam ci yow huwa zikru wa zakiru wal mazkur mooy kiy tudd mooy ki ñuy tudd te moom mooy tudd ki booy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam wa qaddiran bi annahu al musalli iz kulluna min nurihi mujalli booy tudd zikkar di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàppal ne moom yenent bi mooy julli ci boppam à travers yow haut-parleur kese comme haut-parleur nga mel haut-parleur bi waxul comme moom dañoo la parce que ñun ñëpp ci leeram gi lañu feeñee sallallahu alayhi wasallam voilà et que borom subhaanahu wa ta'ala jege na mbindeef yëpp loolu am na mais li jafe mooy nit ki moom mu jege yàlla borom subhaanahu wa ta'ala bu demee ba jege ko ba jeex ci moom yàlla mooy nekk loxo bi muy laale tànk bi muy doxe bët bi muy gise xel bi muy xalaate xol bi muy xalaate bi muy léppam yàlla lay doon léppam te loolu ci ay dimension la amee dafay am dimension bi nga xamante ne mooy bu général bi mais bi gën a particulier bi ngay jeexe takk ci borom subhaanahu wa ta'ala mooy boo demee ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk la yow nekkatoo mais yenente bi moo la ne sa jëmm ji zahir la rek boo xam ne en réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy baatin bi ku la gis nit lay gis keneen effectivement ci zahir en réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko animé moo ko possédé gis nga naan di léeg-léeg ñi di def ay ndëpp ak yooyu dañ koy gis mooy jinne ji bu possédé nit ki wala ay ruqya ak yooyu jinne ji bu possédé nit ki di wax ci moom di def ci moom ak yooyu di ko def loo di ko wax loo nit dina jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba yenente bi mel noonu ci moom possédé ko léppam nekk nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla may loolu defal ni ko ñu yem foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin